njiitu réew Macky Sall dem seeti ab mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV bisimilah leen ci xabaar yi. la ca gën a fës ndajëb maître Abdoulaye Wade ak njiitu réew mi Macky Sall ca juma Masalikul Jinaan naam am na lu mu jur waaye nag am na lees waxul Doudou Wade moo ko daal di xamle ngir nag loolee saafara am ci foofu njiitu réew mi Macky Sall sol ay dàllam daal di dem seeti njiitu réew ma woon maître Abdoulaye Wade. moo nekkoon gënug Mamour Ibra Kane ci journée de dimanche dañu teelooy kàddoom ci mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. yenn ci dawalkatu oto yi taxaw ci feu rouge ak ku leen rey la ñu yemale doonu ko def mukk askan wi gis ci loolee ñàkk mu yar gu jéggi dayo wala sax ñàkk xam lu jëm ci code de la route dina ci dégg itam ak reportage Mor Talla Anne. faw ñu samp ay daara yoo xam ne ñooy jàngale diine moo xam chrétien wala diine l'islam loolee nag ngir xeex terrorisme gi jaba jonge ci pays réew Afrique yi ab ndaje lañ ci amal ni ki démb daal ci lal waxtaan fësal ci itam ab téere ki ko bind di Alioune Diop ci teewaayu kon monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Ndakaaru ni ki démb kon la ñu amalee boobu la ndaje daan ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi kon mbokk yi loolee gën a fës ci xëtub xabaar yi nees gis ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi kon des koy tàmbali ñu ko junjee ci ndorteel la ak Doudou Wade mi fi nekkoon président groupe parlementaire bu PDS ci pencum ndaw réew ma moo nekkoon ganuk Mamour Ibra Kane daal dina xamle kon donte njiitu réew mi maître Abdoulaye Wade moo woon njiitu réew Sénégal ga woon maître Abdoulaye Wade ak njiitu réew mi Macky Sall daje nañu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre ca juma Masalikul Jinaan loole nag am na loo xam ne jural na ko ñoom ñaar ñooñee waaye nag am na lu des seen diggante te nag la ca mën a indi saafara mooy faw njiitu réew mi Macky Sall soli dàllam dem seeti waat njiitu réew moo woon di maître Abdoulaye Wade Doudou Wade moo ko daal di xamle rax ci doole nekkoon ni Karim Wade bëgg na dellu si fii ci réew mi ñu taw li kàddoom moom Djibril Wade mi nekkoon ganuk Mamour Ibra Kane ci journée du dimanche tey jii. Vous avez vu que entre la maison du parti et la mosquée Macky Sall a été élu. ñu ko gisandoo si diggante maison du parti ba jëm jumaa jo ki nga xam ne mooy njiitu réew Macky Sall nit ñi dañ ko doon yuuxu waaye bi mu génnee askan wi dañ doon tàccoo ndax bi ñu gisee ñaari président yi ku si nekk daal di joxante sa loxo di nuyu askan wi muy ay jéego yu ñu teg ngir daal di delloo si jàmm seen diggante. Et les deux présidents se sont quittés avec un communiqué conjoint. bi ñu jógee si loolu ki nga xam ne mooy njiitu réew Macky Sall daal nay dalal président Abdoulaye Wade si fi nga xam ne mooy sa palais ba muy loo xam ne lu war la comme ay naataangoom bitim réew niñ koy defee ak seeni ay président yi nga xam ne ñoom ñoo leen fa wuutu ñu daal di waxtaan ñu dalal ko ak honneur république yi bi ñu paree waxtaan nañu daal di joxante rendez-vous boobu nag li si toppa suite bi dañuy koy laaj ki nga xam ne mooy président Macky Sall. Aller poser la question au président Macky Sall. maa ngi leen kon junj ci ndorteelu xabaar yi ak feu de signalisation yi nekk ci tali bi lañ ci nemmeeku nag jamono ji mooy dawalkatu oto yi duñu ko respecté maanaam kenn mënul fexe ba feu bi xonk ñu mën a taxawal seen boto donte nag léeg-léeg ay waaye takk deru kaaraange danañ fa taxaw ngir yoonal dem beeg dëkk bi waaye nag askan wi gis ci wàllu woowee ñàkkum yar gu yaatu wala sax ñàkk ràññee lii di code de la route reportage Mor Talla Anne. feu de signalisation yi nekk ci mbeddum Ndakaaru yeeg li ko wër dañ siy nemmeeku taxawaay alkaati yi ngir chauffeur si mën a respecter yooyu les feux bu ñu sukkandikoo ci code de la route wareef la ci bépp chauffeur buy dawal mu respecter yooyu les feux.
ah loolu boo ko defee la ci fekk rek xamal na yaa tooñ soob quoi waaw code de la route daal bu takkee rouge taxawal bu takkee weer nga dem loolu daal moo yoon. feu li tax ñu teg ko fa pour sàmm nit ñi la bu ñu demee nag ba respecté xam nga Sénégal li fi nekk mooy problème bi mooy nit ñi dañu respecté wul règle. foofu rouge kay da nga war taxaw. da nga war respecté feu bi. mais ñu si bëri chauffeur yi si bëri duñu respecté feu yi yow noo gisee loolu. ah man du ma ko def nag du ma def moom ñàkk respecté feu yi ma ko jëm tël ni man nga xam ne lu la ci fekkee sa responsabilité la loolu du code de la route. maanaam kenn ku sa jikko rek am na ñoo xam ne alkaati jalgati am na sa wutu jalgati. askan bi ñu dajeel ci mbedd yi ñoom li ñuy wax mooy yàkkamti gi chauffeur gi yàkkamti ak ñàkk xam li nga xam ne mooy code de la route moo waral yenn saay duñu respecté yooyu les fa. ci flèche bi may bande bleu bande bu jaune bi ak 2 bandes blanches yi da war a may nga jàll mais duñ ko def dañuy forcer des fois sax da ngay gis koo xam ne dañu ñëw ba ci feu bi avant feu bi war nga taxaw nga xam ne yow peut-être 2 ou 3 mètres da ngay seen feu rouge bi nga may ni ni jàll. mais non dañu ñëw taxaw ci kaw passage bi la ñu taxaw. code de la route rek nga xam ne ku par exemple maanaam koo xamante ne jàng nga sa code de la route bu normalement war nga ci respecter code kii bi feu rouge. bu ñenn ñi rafetlu taxawaayu alkaati yi ci yooyu les fa ngir chauffeur si mën koo respecté ñenn ñi ngi xamle ne bu dul sax seen taxawaay wareef la ci bépp chauffeur mu respecté yooyu les fa. Mor Talla Anne di ko gërëm bu dee dem beeg dëkk bi nag jafe-jafe la ci askan wi rawatina dawalkatu woto yi am fu nu gaar itam beneen jafe-jafe la gu lalu sërëb kaw loolu lépp nag ñu daal di ko nemmeeku ñoom nag lépp lu nu mën rawatina kon gardien yi ak bërëbu liggéeykaay yi ay pàkk la ni daal di xàll ngir rek mën a fa samp wala boog mën fa gaari seen woto loolee kon lu nu nemmeeku la ba tax nag loolee doon jafe-jafe gu yaatu ci ñoom ñile gardien yi nag lañ ci liggéey ak taxawaay giñ ci amee léeg-léeg ni ñu daj ci jafe-jafe yu kenn mënu su la nettali ñoo ngi ci leeral reportage Moustapha Gabar Diop. gaarewu Dakar doon jafe-jafe boo xamante ne képp kuy dawal dina ko am bés bu ne gannaaw fii ci Point E ñii di agent de sécurité yi war a toppatoo espace de stationnement yi di am jafe-jafe ci seen liggéey bés bu ne. des fois pour ñu fi am droit ba fi gaare sax. bu ñëwee dañuy fekk ñin ñi occupé seen place dañ ciy xuloo ak yow dañ ciy wax lu ci neexul fekk ñoom ñoo am tort au fait li ñuy def muy bu ñu xëyee suba teel dañuy jël ay plomb teg ci pàkk gi pour tëj ko pour bañ une personne étrangère ñëw gaare si. boo deful panneau bu ñu ñëwee pour gaare pour dugg seen bureau duñ ko mën a def te xam nga nit ki aussi fu mu liggéey rek la mën a gaare waaw ndax boo sa oto boo ko gaaree foo xamante ne gardien bi du ko mën a gis mënu ko surveiller. bu ñu sukkandikoo ci gardien yi jafe-jafe yu bëri mënoon nañ ko régler ak masla donte ñii di dawal respecter code de la route. am na ñoo xamante ne duñu xool fii garage la wala fii parking la wala kii day ñëw rek moom intérêt boppam daal lay xool buntu garage du ma ko may nit mais yeneen yi moom bu fekkente ne oto bi ne ko fi dans quelques minutes mën na la may nga gaare nga dem def li ngay def taf ñëw demaat amul problème bu fekkente ne gaare woo ci buntu garage bi parce que buntu garage moom du ma ko may nit. beneen problème di ñi nga xamante ne di tabax kër yi du ñu bàyyi xel def fa place su parking. solution yi mooy que société bu nekk à Dakar da nga war a defar say parking ci sa biir service s'il le faut nga am souterrain wala nga am nga aménager benn place boo xamante ne ce sera réservé uniquement pour say parking Sénégal dañuy tabax te duñ ci boole parking. ñu sukkandikoo ci service su mairie bi képp ku am kër mën nga teg balise wala plo ngir mën a am place su parking sa kanamu kër waaye mairie bi day tere ñu tabax blocu ciment ci chaussée bi. Moustapha Gabar Diop di ko gërëm dañuy yokk jéego yi dem ba ca cité Zac Mbao askan wa fa yeewoon ak dono maire bu futu démb ngàllu ay morsuy xonk cuur ngir fësal ko la nu bëgg mooy ay passerelle rax ci dolli kon ñàkkub karang gi nekk seen gox la nu bëgg ñu daal leen ci jàppale njiitu réew Macky Sall lañ ci woo reportage Mamadou Lamine Fati. benn bëgg-bëgg rek la ñu am ñoom passerelle la ñu bëgg. pollution sonore bi parce que ñoom dañ doon di liggéey suba ak ngoon yëpp supporté nañ ko mais tey lu nu mënul supporté mooy ñu tëj ñu parce que dañu yàgg tëj bii nag moom dafa gën a garaaw parce que suñu doom yi suñu jabar yi dem marché infrastructure yëpp ñu ngi de l'autre côté pour ñu dem fa ils vont faire fii la ñuy dem ñax yi ngay gis foofu lay xale yi ak jigéen ñi nar a traversé yéeg pont bi
wàcc si route nationale bi ce qui fait 1 kilomètre 500 daan ko parcourir alors que kii baa ngi nii à moins de 100 mètres route nationale baa ngi nii à moins de 100 mètres mu nekk bunt bi nga xam ni 52 cités de la ZAC mooy seen yoon fii mooy seen yoon 52 cités 52 cités yëpp amul kenn kuy jaare ji fële Rufisque amul kenn kuy jaare ji Kër Mbay Fall parce que fii mooy seen yoon ñu tëj ko mais fan la ñu jëm. élèves yi ak étudiants yu nekkee ci ZAC Mbao jafe-jafe ju rëy la ñuy am ngir mën a génn loolu yëpp lu ko waral mooy liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy defee ci projet TER bile rawatina ñàkk kaaraange bu ne ci seen gox gile. suñ naree tëj lii ñun dootuñu amati fu ñu jaar problème mu transport bi aussi day metti ci ñun parce que boo naree jóge fii pour dem VDN da ngay paas 100 francs pour dem Rufisque paasaat 100 francs pour Grand Mbao doog a paasaat clando bu la dugal nga paasaat 44 bi muy 750 booy dem 750 aller 750 retour suñ ko naree dajale chaque jour nekkuñu ci sécurité ba pare buñ naree xëy fajar bi pour génn fii agression bi bëri na fi bandi yi bëri nañ fi lépp a ngi fi fii passerelle lañ bëgg. jigéen yi ñoo gën a am loraange ñoom tëju bu ñu nekkee seen dëkk bile indil na leen gàllankoor yu bari tey jile sax ñoom ñu ngi tàllal loxo njiitum réew mi ndax mu wallu leen. fii la ñu ma agressé ba damm sama tànk ñu bëgg nu tëj ñii ñun dañu bëgg rey ñun ay mag lañu dañuy doxi suñu soxla Macky Sall na wax ci ñun tudd nu gouverneur tudd nu préfet ñun Macky Sall dañuy waxal ci boppam moom lan la na wax ci ñun Macky Sall ñoo ko fal na wax ci ñun bu bëggee ay néew tëdd fii da tëj fii bu ko tëjee dana gis ay néew. askan wi dëkkee sa ZAC Mbao fu mu toll nii mar nañu ba futu ñoom xamatuñu lu ñuy def takk nañu ay brassard rouge génn ci mbedd gile loolu yëpp ngir laaj ñu defal leen passerelle bi seeni gox gile ngir ku jóge seeni gox gi mën a dem ci tali bi te doo am jafe-jafe. Mamadou Lamine Fati faw ñu lal ay daara yoo xam ne dinañ ko samp fii ci Sénégal moo xam ci diine islam wala ci diine chrétien ngir rek mën a xeex lépp lu jëm ci terrorisme loolee la ñu mën a jàngat ci livre bi nga xam ne Alioune Diop moo ko génnee ni ki démb yu kon fësal ci kanamu askanuk Sénégal ci teewaayu Monseigneur Benjamin Ndiaye Adama Sarr ci leeral. xew-xew bi dajale ay borom yi xam-xam ak ay kilifa diina rawatina njiital jàngu bu Sénégal ngir nag ñu dellu si waat ci liggéey bi am solo bi nga xamee ne Alioune Diop daal dina ko amal ngir nag gën a rataxal diine yi sukkandiku ci concile bu Vatican II. Lorsqu'il a su que le pape Jean XXIII bi nga xamee ne pape Jean XXIII woote na ab ndaje bu mag boo xamee ne dafa dajale woon ñi nga xamee ne ñoom ñoo ŋànk lii di église bi ngir rek ñu waxtaan ci naka la ñuy fexe ba lii di jàngu bi mën a méngoo ak jamono ci la kii di Alioune Diop nag am xalaat ngir ñaan ñii di prêtre yi ak évêques yi wante itam laïc yi ñu xool ñoom itam naka la ñuy mën a def rek boo lii di Afrique nag wala boo lii di baatu Afrique ñu gën kaa mën a dégg te gën kaa mën a jox gëdd. au colloque, au concile, afin que la voix de l'Afrique et les apports de l'Afrique puissent être pris en compte. Si jamono joo xamee ne lii di terrorisme mu ngi lëmbe àddina amal taxawal ab l'école buy jàngale lii di diine de nekk na lu leen soxal lool. Nous voulons créer ici à Dakar pour toute la région. dañoo am yéene taxawal fii ci Ndakaaru ab école bu mag boo xamee ne dafay jàngale lii di diine yëpp nag lañ ci bëgg a jàngale su ko defee daal ku si nekk mën a xam sa diine bañ a réer. Nous viendrons apprendre, connaître la religion des uns et des autres pour que les choses puissent avancer. njiital jàngu bu Sénégal bi nag di Monseigneur Benjamin Ndiaye di xamle ne réewum Sénégal day li nga xamee ne moo di dialogue jëm ci wàllu ko diine yi nekk na lu fi dëgg. Le dialogue n'est pas facultatif, il est un devoir même de la. lii di mbirum dialogue maanaam daal waxtaan bokk na ci li nga xamee ne diine daf ko santaane te xam ngeen ne diine mooy li nga xamee ne moom mooy lëkkale ba tax daal ñun nag fii ci Sénégal ñu loolu le sax suñu maam yi yàgg nañ ka dox. Que la religion est un aspect de notre vie. Mais il y a aussi notre culture avec toute la base de relations humaines qui ont été tissées par nos ancêtres. ñu gënoon kaa xam ci Jean Alioune Diop
bi nga xamee ne sax dafa tuub dugg ci diine catholique liggéey bu am solo bi nga xamee ne jot na koo amal ci fexe ba diine yëpp mën a ratax loolu nag askan wi war nañ koo xam. Adama Sarr di ko gërëm daara yu kaw yi ci Sénégal dañ leen war a gën a jox gëdd ba noppi ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi jox leen seen wàccuwaay loolu mooy xalaatu SAES ak SUDES di ñaari kuréel yu ëmb syndicat yi yëmb kon jàngalekat yi nekk ci daara yu kaw yi démb la ñu amal ndaje bu waxtaan gu yaatu ndax nee nañu borom xam-xam yi daj nañ lu ne def nañ lu ne ngir xam-xam mën a jole ci mim réew démb la ñu amal ab ndaje Cheikh Hassana Fall. société bu Sénégal ndax moom léegi dafa bañ ti baal lépp loo xam ne ñi am xam-xam dañ koy wax lii de mooy laaj boo xam ne universitaires yi ñoo ngi koy génnee ñenn si ñoom sax jàpp ne mbir mi dafa nekk loo xam ne am na ba noppi. joxuñu ñu cër dañuy waxante dëgg joxuñu ñu cër soo taxee dañuy ñëw ñu taxal ne waaye universitaire mooy kan xam nga sénégalais dañuy soofante lu ne. yenn saa yi da ngay jàngale dara wala nga xalaat dara nga bind ko am ay nit yu jógee fële ñoo xam ne xamuñu lu muy liggéey gi di riir ñu ne li nga wax waroo ko wax donc foofu en fait mooy indi yenn saa yi yenn problème yi ñuy am ci liberté académique. lu weesu xoxatal googee xam ne dañ leen koy def mu nekk attente bu njëkk ci liberté académique yi la beneen laaj taxaw tamit mu jëm ci franchise universitaire yi moom mi xam ne beneen problème la doon na. pour yar leen comme ni ñu waxee ñoom ñu daal leen ne léegi béréb bi ñuy jàngale ak dafa gëstu dañ koy séddale mbir mooy ñu mun a jël takk der yi dugal leen foofu heure bu leen neex. wante nag loi bi boo seetee peut-être am na yu ñu ci wax a changer parce que boo nee étudiant bi bu nekkee ci campus social bi police mën na fa dugg nu mu ko neexee wante bu nekkee ci campus académique bi police mënu fa dugg nu mu fa nekkee loolu amul sens. ay universitaires yoo xam ne sax ñoom lu ñuy ñaawlu mooy état bi orientation bu yees bu mu bëgg jox université yi la ñoom ñi gis ne employabilité bu ñu bëgg def priorité ci bërëb yooyee nekkul foofu lañ ko war a wutee. soo déggee ñun université bu njëkk mooy jàngale gëstu ak li ñuy war a jox aussi askan wi mooy service communauté si tubaab mais ñoo ni si yokk beneen léegi mooy lu ñu naan employabilité wala maanaam dañu war a former xale yi ndongo yi ba nga xam ne suñu génnee rek mun a liggéey loolu du rôle université loolu rôle école yi la. ci ab panel boo xam ne waa SAES ak waa SUDES taxawal nañ ko ñoom ñoo ngi woo nguur gi mu gën a dooleel lii di universitaires yi mu am te tamit di gën a jàppale ñooñee suñu génnee seeni xalaat ak lu mu wuute ak gis-gisu ñeneen ñu nekk ci biir réew mi le Cheikh Hassana Fall di ko gërëm daal di dem ba ca diwaanu Fuladu foofu nag lépp lu jëm ci matuwaay ngir jàngoro gi di coronavirus bañ a dal askan wi kilifa yi jël nañ ko rax ci doole itam lépp loo xamante ni nag jëm na ci jumtukaay ngir pàcc mi gën a mën a ñoŋ ci diwaan ba. kilifa yi tamit def nañ lu nu mel ngir rek xeex ñi nga xam ne kon dañuy ñàkk seen bakkan laataa ñuy juddu loolu lépp kon docteur Yaya Baldé moo ko daal di xamle moom mooy médecin chef bu Fuladu ne nag di dalal xelu askan wi ci lu jëm ci jafe-jafe boobu nga xam ne kon mu ngi daal bu baax soxna yi ak askan wa fa nekkee ñu teewlu kàddoom moom docteur Yaya Baldé ci micro Seydou Diatta. ko fu mu ne nii région de Kolda comme yeneen région Sénégal yëpp taxaw tem pour mën a surveiller évolution coronavirus bi ministère de la santé joxe na jumtuwaay yëpp déjà fiche technique yi nga xam ne jot nañ ko gox-goxaan yu gën a sore infirmier yu gën a sore ñëpp am nañ ci outils yooyu ñu ngi aussi positionné yëpp ci frontières yi xam nga ne Kolda dafa nekk région xam ne dafa nekk frontalier ak dëkk yu bëri déjà ñetti dëkk nekk na frontière ak Kolda donc ci frontières yi il faut que ñu surveiller mouvement population yi xam ngeen ni surveillance bu gën a am solo ñu ngi koy def ci frontière aérienne yi ak ci frontière navale yi mais aussi frontière terrestre aussi waruñu ko bàyyi dañu war a surveiller lépp luy aller et retour population yi pour ñuy xam kuy dugg ak kuy génn lu ñu gis lu ñu xàmmeewul rek déjà comme ñoom formé nañ leen ñu ne infirmier li ngeen ñu waxoon de daa mel ni kër diw de am na loo xam ne am na ku jógee dem bu fële ku jógee voyage am na seen benn doom bu demoon fële mu ngi foofu daa mel ni yaramam dafa xaw a tàng ak yooyu donc comité boobu moo ñu alerté parce que yow en tant que agent de santé nekkoo ci biir kër yi donc comité boobu rek moo la mën a dimbale pour wax la lu nekk ci biir kër yi donc comité yooyu mooy suñu prolongement ci biir communauté bi donc noonu nañ koy doxalee mais aussi ñu bañ a créer la panique et la psychose parce que nekkuñu en première ligne. di leen gërëm bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laaj xabaar yi ci njolloor si gërëm équipe technique bi ak ñi jàpp ci xabaar yi ba lépp yemb rédaction bi jox leen dox daje ci maraxi bu ci yàllande fii boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci ñendoog jàmm ngeen ne ci jàmm jërë ngeen jëf.